mbokk yi maa ngi amaat mbégte daje ak yéen ci seen émission bii ñu tuddee Ferme Factory muy télé-réalité bii delloo gone yi ci mbay xale yi nag ñi nga xam ne ñoo ci dàq bay dinañ leen may tool boo xam ne ñoo koy moomal seen bopp. Ferme Factory nag tey dafay delloo gone yi ci càmm ndax mbay mënuñu ko wax bàyyi càmm ñu war a dellu fora ngeen gis luñ fay dund ak Bira mi tàggat seen yaram di coach bu mag bi ndax ferme Agababu bu ñu fa duggee dañuy boole bay ak càmm. waaye salaamaaleykum man de nuyu ma leen sax nag ziar naa leen de na ngeen def ndeysaan waaye wuyul ma sama mbokk baykat yi man xam nga lan moo ma jaaxal man mësuma gis ay baykat yoo xamante ni dañuy def seen groupe dugg seen bus bu luxueux wàcc def seeni équipement yu baax di dem yéen daal nii rek ngeen ko nar a jàppee. neexul amu leen morom talu leen sax noppal seen yaram borom xiif rafloo ngeen maram te li ngeen si mën a am matu leen juróom toog xaar ndax li mu bay dina jaram. waa Mohamed yow daal ñu ne leen fooraa ngeen di ñëw rek nga jël sa teg ngaa de këppoo ko téye ko bala moo naaw baax na tey daal yi fu pul loo nga def. waaye tey jii coach fas na kanamam de waaye lan ngeen def coach ba mu mer nii en tout cas de xam naa si dara yéen a ngi dem de waaye xawma la leen di préparer de waaye tey du ngeen ko nettali ji te fi ngeen ñëw sax ay nag la ay nag yu bari na ngeen moytu nag balaa nag yi di leen di yenu ñun bëgguñu fi benn problème Ferme Factory dégg ngeen. donc ñetti sàpp laa bëgg ñetti rangées yu baax plus d'espace s'il vous plaît. Ferme Factory gars yi na ngeen def vous allez bien mën nañu dindi teg ngaa doon ci kaw casquette bi écouteurs yi est-ce que mën nañu ko teggi dugal ko ci poche bi voilà defar si casquette bi c'est bon lunettes yi fa ñu nekk fan la lan moo gën a feeñ ci bët yi ci biir fora donc daanaka ñu ngi ci sàmm gi donc dañuy def petit réveil musculaire bu ñu paree ñu dugg ci biir sujet bi. Et pour ça mettez-vous en position, écartez bien les talons plus larges que les épaules, poitrine haute, on serre les abdos, lâchez les bras, voilà, remontez niveau épaule. Écartez toujours les doigts. Paume vers le ciel. Restez là. Niveau épaule. Attire tout petit. Fermez devant. Encore, ouvrez. Paume au fond, derrière. Poitrine, devant. Bien, relâche. L'oreille là, sans le yébi. Espacez toujours les doigts. On a l'oreille plongée vers le bas. Restez là. Poussez toujours vers le ciel. L'homme coaché. On le sent les côtes, à haut. Bien, relâchez. Doucement, on change de côté. Allez-y. Passez toujours les doigts. Montrez-moi les paumes. Montrez-moi les paumes, s'il vous plaît. Bien, poussez vers le ciel. Poussez. Battez le milieu de côté. Alors, niveau épaule, biceps collé aux poitrines. Les
les épaules relâchées. Tendez-vous s'il vous plaît. Bloquez le haut du corps. Respirez s'il vous plaît. On change. Vous tirez le dos, deltoïde, les épaules. On suit, on change de côté, on va changer. Ça leen loxo bi pas. Sans le dos, les triceps, les épaules. Voilà. Attaquez le bas du corps. Restez 90 degrés. Restez là. Rentrez bien le bassin, chassez les fessiers loin derrière. Regard au sol. Plongez, allez plus bas. Regard entre les jambes. On lève du ginnaaw. On sent les fessiers, les chiots, allez. Une réflexion comme le squat s'il vous plaît. Les paumes sur les genoux. Les coudes à l'intérieur, ouvrez. Pointe en diagonale, les genoux toujours niveau orteil. Pousse leen, remontez avec les bras sur le ciel. Restez là. Tant qu'il tuwaat leen ko bu baax a baax. xoolal yéen a ngi def nag seen exercice nice ah mais nag moytu leen nag yi nekk ci fële ca gannaaw xam nga nag amul xel te li ngeen di def nii wóorul ñoom mën nañ leen gis rek ngeen di sànni seeni loxo ñu yaakaar ni da ngeen di foo ñu ñëw di foo ak yéen moytu leen nag. Balancez les genoux s'il vous plaît. Allez chercher le orteil. Tirez fort, tirez fort. Gagnez en flexibilité s'il vous plaît. Battez-vous les gars. On ne plie pas les genoux. On reprend. Encore, poussez. Alors remontez s'il vous plaît. Les bras niveau épaule. Restez avec moi. Restez avec moi. Alors allez chercher, battez-vous les gars. Enfoncez les côtes vers le bassin. Enfoncez. On sent les chiots. Mollets. Poussez fort, allez chercher. On ne plie pas les genoux. Genoux. Restez là. Niveau 1, restez là. 16 secondes les gars, restez là. Tout le poids du corps reposé sur le pied d'appui. Regard loin, 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 loin devant. Restez concentrés s'il vous plaît, respirez. 8 secondes de plus. 4. Repos. Good job. Exercice yi ma jot a def ci émission bi am na ci lu ma yëg bu baax sax nag parce que surtout côté sport bi man dama bàyyi woon sport carrément dootuma woon def dara ci sport. Regardez bien. Faites rentrer le bassin. Chassez les fessiers s'il vous plaît. Poitrine haute. Restez avec moi. Les paumes collées. mais yéen seen étirement yu bizarre yi ngeen di def nii mel ni ay indo nag coach moo leen di def loolu ne mais attends yéen ana coach Soppe coach Soppe gëj na fi coach daal moom ba mu leen bàyyee ba tey coach Bira moo jël relais bi di leen def loolu ne mu def loo leen ko moo taxit affaire yu bizarre yu ne di ngeen ko def yéen daal yéen a ngi noonu rek. Remontez jusqu'aux épaules. Maintenant, pied gauche, gauche, tout le monde, gauche. Pointe au sol. Puis remontez. Niveau genou, restez avec moi. Alors balance le poids du corps vers le bas. On sent les fessiers, le bas du dos, les fessiers. Ferme factory. Ferme factory. Ferme factory. Croisez s'il vous plaît. Pointe, touchez le sol. Restez là si vous voulez. Niveau 2, bloqué. Bien. Alors le poids du corps balancé. Montrez-moi les paumes s'il vous plaît. Respirez. Encore et encore. Plus bas, plus bas, plus bas. Descendez sur les jambes s'il vous plaît. Contractez les abdos. Les fessiers s'il vous plaît. 4 de plus. Derrière c'est bon? 2, 1, remontez. Relâche les bras. On sent toute cette pression sur les jambes? Restez encore. 3, 2, 1. Remontez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Repos. Alors bravo tout le monde. C'était un peu de stretching, combiné de balance pour réveiller les muscles, pour aussi faire un peu de travail de force, ok, et d'étirement. ñu def sport bi noonu ba pare dama gis ne bi may julli après bi may julli dama daan dégg sama yaxi naan kec après bi may julli def ko xam nga après dama sentir benn soulagement benn oyof benn genre gën a kii daal dama sentir ne dama gën a active après épreuve physique yi.
en tout cas réveil musculaire ku ne war na ko def saa yu yeewu on n'a pas d'alibi pour le faire espace jaru ko tey fan lañ nekk nii fu ñu nekk. Fora lañ nekk des sports est-ce que mës ngeen ko xalaat. non non. donc loolu mooy njëriñu Factory ak sport donc fexe ngeen xam ne foo leen mën a nekk ci moment boo leen mën a nekk mën ngeen def sport moo xam ci espace 1 mètre carré fépp mën ngeen fa def seen sport bu baax moo xam ngeen bëgg pour seulement yi mën a yee seen yaram donc bravo tout le monde Ferme Factory dégguma leen de Ferme Factory gars yi fii ñu nekk nag ci Fora donc dañoo bëgg accueillir les responsables di ay éleveurs donc damaa bëgg ngeen tàccu leen ñu accueillir mag ñi nga xam te ne ñoo nekk ci Fora bi asalaamaaleykum sant ba Diallo dem ñu leen ziar bismillah assalamu aleykum wa rahmatullah hono mbaɗɗon na ngeen def séeréer yi ak pël yi ak ñeneen langue yëpp nuyu naa leen di leen jëkk ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale bi ngeen àgg fi ngeen jëm yàlla na leen yàlla jàppale bi ngeen gudd fan ndax gudd fan moom la ñëpp mën a am dara fii nag mooy Jumbak Sàmma Jumbak wolof moo koy wax Jumbak nun wudd la ñu koy wax fii la Fora fii fu ne 14 régions bi mu ngi fii sous région bi mu ngi fii Mali mu ngi fi Mauritanie mu ngi fi Kédougou mu ngi fale Mali mu ngi fi Guinée mu ngi fi Mauritanie mu ngi fi même Burkina mu ngi fi donc fii mooy ku ci ñëw nag ay nax ngay indi moo tax fii mooy Jumbak Sàmma yëpp fii nag bu ngeen fii ñëwee di nekk suñuy doom di jàng métier di jàng liggéey di jàng ba ñëw fii di jàng ci nun li ñu mën a nekk rek li ñu mën a wax rek muy ñaanal leen li ngeen bëgg yàlla na ngeen gudd fan d'abord moom mooy jikk lépp fii nag ci seen kër la yéen fii ngeen bokk ndax xam naa fii di fi gën a ëpp séeréer la pël moo ci tegu ak ñeneen yëpp fii lañu ëpp ndax Sénégal yëpp fii la amul pël amul séeréer amul wolof amul naar amul yëpp fii lañu bokk donc noo ngi leen di wax fii daral bi liggéey rek moo fi ne bu ngeen di ñëwee ci jàng liggéey il faut ñu jàppale leen ngeen jàng liggéey ndax fii amul kale amul mag amul ñëpp ñoo bokk li ñu liggéey wut dara rek ak bokk Sénégal bi avancé kon ku fi ñëw di jàng métier dañ lay dalal jàmm yàlla na la yàlla jàppale ba nga mën a liggéey ba nga am njoorto bi nga doon bugg ba nga ko romb bu ngeen soxlee liggéey ak nun nekk da ngeen di ñëw fii nun fii liggéey rek la ñu bëgg bëgguñu leneen. tey nag dañoo ñëwoon fii nga xamante ni mooy centre commercial des éleveurs du Sénégal ñu gën ko xamee ci Fora doon leen laaj naka ngeen fiy dundee. kon nga xam ni lu ci gën a bari ci Afrique fii la ñuy dundee ci wàllu jur moo di Sénégal ci wàllu viande ci wàllu soow ci wàllu lépp mu ngi fii ci biir Fora ñun nag liggéey bi ci lu ñuy nekkee fii ñii dañuy dem di yore seen argent di dem di jënd nag yi di indi ñii dañuy ràññi ci seen géttu ñu indi di jaay te commercial bi Mauritanie ñu ngi ñëw fii di indi fii seen jur di jaay Mali noonu la sous-région bi yëpp noonu aywa léegi Sénégal maanaam Afrique lu ci gën a bari ci yàpp Sénégal moo gën a mën a dund yàpp fii ci Sénégal amul benn marché bu nuroo ak Afrique ci wàllu jaay nag wala ci wàllu jaay kar wala yu demee noonu fii rek la am ci Sénégal kon nag lu ngeen di dox lu baax la yéen nit la te su fekkente ne xam ngeen ko lépp lu ngeen ci war a safaara da ngeen koy wax da ngeen koy dox su ngeen delluwaatee ci ñun lu fi mën a xew ak lu ñu leen mën a wax encore ngeen jëfandikoo ko incha allah lépp loo xam ni alors mun ngeen indi fa lu ñu mën a jëfandikoo sant nañu leen incha allah bu ci yàlla andee incha allah kon ñu ngi leen ñaaral incha allah seen départ bi ngeen def incha allah yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm te yàlla yëkkati leen incha allah yàlla man leen fan yu gudd alal bu bëri ak juboo ak ànd yàlla defal ñu suñu jàmm ci suñu réew Sénégal incha allah wasalaam. waaw bu fekkente ne am nañu benn ba ñaari question yu ñu mën a poser suñu mag ñi waaw d'accord. sama question moo doon li ma bëggoon a xam mooy fii si Fora bi yan condition la fi nit ñi di liggéeyee
ndax da ngay ñëw jënd place wala da ngay ñëw louer place wala da ngay jóge fële rek indi say nag dugal ak condition yi nga xam ne moom ngeen di nekkee fii si biir forage. fii marché bi marché république bi bu dul sax sénégalais ku jóg Mali wala jóg Côte d'Ivoire wala jóge Burkina doo jënd fi benn place comme sénégalais yi citoyen yi nekk fii ci réew mi nu ñu amee fii 500 loolu amee fii 500 bu dul soo duggee ci porte bi kala nga gis tabax boobu nga gis bu dul juuti boobu benn nag teet 300 francs boobu mooy sa fay fi waaye ba nga nekk fii at waaye ba nga nekk fii benn weer waaye ba nga nekk fii benn heure waaye du fii doo fay benn place dañuy dégg ne fii nag société boo xam ne bari na lu nekk fi li njëriñoo fi nekkul ci benn issue rek fi ay junni personne mooy nekk fi kenn ku ne sa xëyee doo rang fi kenn du la jël fii pour journalier da ngay dugg ri commencé fii daan sa doole nga am sa 500 francs am sa 300 am sa 1000 francs ba ci 6000 francs nga dajale ngay dundal sa njaboot fi moom noonu la ñuy dundee fi ku dugg fi doo fay fii kenn du la fayal fii journalier da ngay dugg rek commencé daan ci zone soo toll na ci jaay boobu nga daan jaay bi soo toll na ci jàpp nag nga daan nga jàpp nag soo fa na dugal nag ci gétt bi ñoo fay la soo bëggee jël sa yet nga toppat yàlla bi sàmmi nag yi ñu fay la suur ni ñu fay la loolu moo nekk fi waaye li keneen nekkul fi surtout si républicain ñëpp ñoo fi bokk yam am na looy fay fi dara. balaa ma leen di laaj dama leen di jaajëfal si dalal bi ñu dalal sànq si sa kàddu dama dégg ngeen ne nag bu fi dugg dafay fay 300 francs donc est-ce que ñun mën nañ xam si ay xayma fii at bu nekk ñaata nag ñun ñoo fiy dugg ak tamit seen chiffre d'affaires bi ngeen di def par at. nag yi di fay 300 francs pour gouvernement fii la loolu mooy li ñuy wax juuti ñun loolu moomu ñu ci dërëm jëluñu ci dërëm jëriñu ñu dërëm bu ñëwee ci mairie dem mairie ñoo xam li ñuy def seen mairie waaye daral bi lii di murit wax keewal xam nga keewal mën na am sax am na ci beneen keet waaye murit moo koy jëfandikoo keewal Sénégal la fii ndax yow tey boo ñëwoon suba bu dugg fii ci daral bi dugga ci man nga wax ma dangay ñëw ci daral bi dem lay wax too demal nga liggéey ci biir daral bi loo am mooy sa wërsëg c'est que daal nit ku jubu rek la ñu bëggul waaye ku jub ñëw dugga ci daral bi rek bokk nga ci nun nun nekk yoro lu ñu kenn dara kenn yore lu ci dara di keewaar réew mi nun noo ko yore noo yore yàpp yore soow di yàpp ak soow moo yore réew mi am na ay malade yoo xam ne ñu ngi hôpital bu ñu keew mosuñu yàpp dañu dee loolu am na lu tax ma xam ko dañu jàppoon fii ñu def grève man ci ñi bokkoon jàppoon lañu bokk laa bokk kii docteur bi ne principal moo ñëw fekkañu central mu ne ñu am na malade yu ne principal yoo xam ne bu ñu lekkul yàppa ci soba si rek bu ngoonee dañu dee waaye nun tubaab loolu la ñu liggéeyee li ngeen di def loolu la ñu liggéeyee bàyyi leen danaa dem wuuti ganaar ci àll bi ci Sénégal xam naa ne mënul am yàpp mu ne dana dem wuuti ganaar nañu continuer ci li ñu def donc kon nun li ñu yoree dara ëpp ko doole ci Sénégal ngeen jéggalu ni fii mooy Keewal Sénégal ku bugga ci yéen liggéey fii suba mu koy ñëw bu dul juuti bi daal bu dul juuti bi kenn fayul fii dara ku koy wutloo yóbbu sa jabaat nun loolu la ñu liggéeyee di dimbali Sénégal dimbali nit yi dimbali doomu aadama yi. waaw ñu tàcc loolu bu baax donc di leen remercier bu baax yaakaar naa ne seen i question am na solo waaye tamit réponse yi ñu leen jox leer na donc duñ def lu ñu leen tàcc leen gunge leen ñu des ak suñu papa ba ndax mu gën ñu yaatal gën ñu wan fora bi ñoom ñii ba ñu yegsee ba léegi defuñu dara liggéeyaguñu damaa bëgg ñu yëngu lan nga yaakaar ne moom la ñu war a def fii ñu taxaw nii waaw ah xoolal mbuus yeeg yi yëpp war nañ ko mën a forde donc gars yi du gis ngeen est-ce que ba ñuy ñëw fii nii la meloon sànni ngeen fi ay mbuus de kon bàyyi leen xel bu baax loolu nit boo naanee ba pare mbuus bi nga dem da nga koy téye ba nga gis mbalit nga dem sànni ko waaye waru leen fi ngeen naan ngeen jël mbuus bi ngeen sànni ko fi voilà par exemple donc leen bëgg mooy mbuus yi ngeen sànni woon fii yëpp for leen ko fii na set wicc fii yëpp na set waaw acca leen yéen rek la ñuy déglu acca leen na set wicc te ngeen ñëwaat taxaw fii oh yéen kay coach moo leen sacrifié gain coach daf leen jaay oui moom daal moo leen ne ngeen for mbuus yeeg kayit yi acca dem leen ci kanam raw li bët waaw damal for yi acca for leen damaa bëgg ngeen téye seen loxo yi for leen
jot nañu jóg xoolu mën a suxali mbay mi jot na saytu xoolu jëmale kanam mbay mi na ñépp jóg te mu gaaw ko jigéen mag ak ndaw mbay mi mooy jëmale réew mi kanam mbay ca let's go nañu gëm yéen sama mbokku pël yi nag sama gaay arrangé nañ leen yéen seen fii dafa tilimoon waaw dafa tilimoon dafa amoon ay mbuus dafa tilimoon maa ko wax gars yi ñëw defaral leen ko ba mu set nii ngeen toog di kii nii ngeen pare may leen nag musal ko si sal lii rek njugub wax dëgg neexul amu leen morom talu leen sax noppal seen yaram borom xiif raf loo ngeen maram te li ngeen si mën a am matu leen juróom toqaan ndax li mu bay dina jaram di ñu dundal kon pël beeg juróom bu cin yëpp neexee yéen a ko xorom te baykat bu ne mérite na am ndaraan leen bàyyi waay suuf si nar na nañu dem jëmbati waay ndox mi ñëw yow Thierno yow mënoo for mbuus yi ngay def sa foru nandite yi nii pour lan waaye takk ci répp waay wóo daw leen nag ba rëcc na daw leen baax na wax naa leen ko nag jóg leen ñu jël bayukaay yi dem ci tool yi waaye wake up to try your life now for tomorrow mag samay mbokk nee nañ déedéet amatul xëy toog naataange Sadia anko pulo xëy toog man seven tool yi ma doon sàggane du ferme bi dama ci bokk dama ci job jàmbaar a ca waar wa xel yëpp dem ci tool agriculture is all that we need for security and self-sufficiency. Rise up, shine up, we gotta fight our country that's on green economy, right to fight against hunger. Emergence with money sources, agriculture is all important. Together improve our quality life. Len bay way so sinana. bon yow Ami Deme dama lay nominé dégg nga dama lay nominé for mbalit indiwu la fi tamit comédie moo la fi indi naa tànge mu ngi ñuy xaar buñ bañee réew mi guddee bu dee askan wi pare na na kilifa yi gunge jox leen li wóor te war ci ñoom ñu liggéey te bañ a dute hey waa maam jox ma pik ak pelle ma arrosé bay salade bay carotte patate bay ñambi salade kaani tomate balaa nawet di ñëwaat lépp amaat maam dootul xalaat laata taw di sawaat réew mi naa tànge del si amaat ku sàgganee mbay nga la deewal xiif dama ñoom maam góor ñu deewal xiif dëgg-dëgg waay metti wul woon nii suuf la ko jox mu dee ci xaar ndox rek ngir yàlla bàyyi ji leer jamat ñamet leer bay waar yàgg bëgg a fal président mu doon baykat jóg leen góor sa waawoon jóg leen job bay sa wàll jama am ñëpp rek dëkk bi naat xel yi di xel yi te bëri xalaat jumtuwaay ci dëkk bi loo leen di xaar luy ndey bay bay dëkk ba wuti Dakar nit ñi day garabam foo mu mën a bay xam demal liñ jàppoon mooy dëgg de waay
Ferme Factory. Ferme Factory. Ferme Factory. Environnement nii la ñi fi dëkk ñoo koy setal ñi fi dëkk ñoo fiy setal waruñu ko tilimal ñun ay borom xel lañu mënuñu naan ndox muus dox ba pare di ko sànni c'est pas possible waaw dañu war a jël mbuus yi bu ñu ko naanee téye ko dox ba gis mbalit sànni ko fa lu nekk ak place am ndax mbuus mi ni mu danger ci mala yi noonu la danger ci tool ba boo leen bàyyee seen biir tool ngeen bàyyi mbuus yi dugg di traîner noonu la yàqee seen tool donc bàyyi leen xel bu baax ci environnement bi ngeen nekk. Prochaine épreuve lan la monsieur Ba lan nga bëgg ñu indiwaatal la loo bëgg ñu defal la da ngaa bëgg neefere gi ñu dem tibb neefere ñëw taxaw waaw Bade dafa bëgg yóbbu leen fi ñuy tibbee neefere ngeen tibb neefere ñëw indil ma yéen ñëpp neefere gu tooy bu xepp laa bëgg ngeen tibb ñu indi ku ci nekk na nga indi neefere sa biir loxo moom laa bëgg yéen rek la ñuy xaar 5 minutes ngeen am 5 minutes. neefere bon léegi balaa ngeen di dem lijjanti seen neefere yooyu dama leen di bàyyi ngeen ñëw découvrir sunu artiste bi nekk ci biir ferme bi muy Chadia mi nga xamante ni c'est une femme boo xamante ni elle est assez spéciale ndax dafa di artiste boo xamante ni dafa boole woy ak mbay mu nekk loo xamante ni duñu ne mësuñu ko gis ci milieu artistique bi mais rares sont les personnes yoo xamante ni boole nañu ñaar yooyu donc sans plus tarder dañ leen di bàyyi ngeen découvrir kan mooy Chadia. ci côté nag yi sàmm gi am naa ci wàll parce que Haalpulaar laa ci yaay ak ci papa ci loolu laa judd xëy na peut-être dañuy jéem a jaat beneen yoon rek mais li ñu doon duñ ko fàtte te duñ ci mës a jóg loolu mooy li ñu moom mooy ci li ñu bokk déjà xam naa fi ma bokk fépp fu ma dem daal damay nekk muy ci côté sàmm ak côté mbay ak côté musique fépp fu ñu ma yóbbu dinaa dem parce que ci li ma bëgg laay dox mooy ci liggéey pour jéem a réussir pour amal sama bopp ci loolu laa nekk. gis nga Aïssatou bu góorgóorloo mun na dem parce que bu fekkoon ni géwél la ñu ne mos na dégg maamam di woy wala yaayam di wala papam di woy am na lu mu inspiré ci ñoom mais yàlla def na ne ñun loolu mosuñ koo xam sax danaa koy tooñ toujours sax bu ma koy gis mu gàddu fi guitare di dem ma ne ko sama papa bu aaruna wala Sadio Dadi bu la fi fekkoon te nga gàddu guitare loolu rek la bañoon moom yooyu mosul dugg ci géej tubéy pantalon sax boo ko daan sol beneen affaire la waxuma laa nag gàddu guitare loolu dama koy tooñee toujours. ñun daara la ñu xam sëriñ la ñu xam mais jamono moom moo ko laaj jamono moo laaj loolu jamono moom nu mu ñëwee rek noonu lañ koy jàppee comme moom la gis loolu la bëgg mënu ma ci daal waaw vraiment ñun xamuñu woy duñu ay woykat ñun duñu ay woykat mais jamono bi mu ko laajee nag mu jublu ci loolu bu jublu woon ci leneen ti mënu moo ci moom dara waaye comme jublu na ci li te man am na ay jaar-jaar yu ma jaar mënu ma ci dara lu ñaanal ko ci lu ci yàlla def rek muy noonu gis naa ci moom fulla su ma gisuloon ci moom fulla aussi man dama koy tere. nit ki dëkkul fenn nit ki moomu dara nit ki ñàkkul dara lépp loo xam ne lii bëgg nga ko wala maanaam am nga ci yitte am nga ci pas-pas rek yàlla dana la ko jox. école lañ ko dugaloon école bu moom tamit xam naa ne coono bi mu sonn ci musique bu ko sonnoon ci école ni kon tey beneen cadre lay doon waaye yàlla tudd loolu lii muy def ni moo gën a métti jàng école parce que jàng école dañ ko daan jëndal kay di ko neexal di ko defal lu ne di ko yóbbu école muy lif waaye lii day xëy rek gàddu gitaaram dem doo xam fu mu ne mun na yendu école ba du añ wala du rek kenn xamul ci dara bu dee day fay man xawma lu muy fay kenn xamul lu muy fay mais comme bëgg na ko motivation boobu moo ko yóbbu ba mu mën ci def dara loolu mooy problème mooy tax nit boo amee sa doom fexeel yar daal moo war ci yow boo ko yaree ba mu doon nit mu nite la ci des nga bàyyi ko boppam. du caageen li mu nekk sama doom moo tax may wax li may bëgg a wax ci moom waaye nit ku baax la amul benn problème ah maa ngi koy ñaanal tam fi mu bëgg a yeggee yàlla na ko fa yàlla yóbbu ba mu weesu fi mu bëgg a yegg. Hiro gena go pulo kam kosam Hiro gena go pulo kam kosam mididi deji pulo kam kosam pulo kam kosam
kosam Kai may ma soow Pulo jiri may ma soow Bëgg naa daxu soow mi di pulo kam kosam 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 pulo kam kosam 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 Oma so pulo jeri to sama be aina be pulo so pulo jeri pulo kam kosam ha gaina go nage koy wuli jam koy na toba artir hakille mada jam koy na toba sultange nyana sukhine dina taw ko mayu sawduna pulo pulo kokosam pulo medei deji pulo kam kosam 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 pulo kam kosam 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 li ko dugal ci musique mooy liggéey te liggéey booy liggéey normalement liggéey booy liggéey boo dootoo tànn lépp loo xam ne li yow wóor na la ne boo ci duggee mun na la indil njëriñ mun na jëriñ askan bi nga nekkal rek da nga ci dem te agriculture mooy loolu mooy bu fekkoon ne loolu la lifin rek ñun loolu lañ xam ñun ay baykat lañu te xam nañ ne mbay mooy c'est le métier le plus noble. man mi ko jur ci mbay laa judd te ma bay ba toll ni ba toll ni ñu war a toll ma doog a bàyyi mbay mais ñun loolu mooy suñu métier loolu aussi maa ngi ko ci encouragé parce que su fekkonte ne woy bi rek la topp mais xam naa culture bi mu topp lépp mu ngi ci biir loolu moo tax aussi ma am ci yaakaar gën ko ci ñaax aussi pour mu continuer on sait jamais. ñaan bi mooy bu ko waxee ak bu ko waxul yëpp man xam naa ne mu ngi ñaan muy sama waajur bu góor ak bu jigéen xëy na nag moom laa gën a jege sax bu góor bi mais ñoom ñëpp ñu ngi sama xol te xam naa ne ñu ngi ñaan bu ma ko yëgee ak bu ma ko yëgul yëpp man xam naa loolu parce que déjà ci li ma leen won la ak ñi ma dëkkee ak ñoom parce que xam nañ li ma bëgg muy musique fu ma tardé moom moo fa tardé. léegi bu yàlla defee mu dugg ci musique li ñu ci xamoon mooy noos wala nga xamoon ci musique n'est-ce pas léegi dem nañ ba révolutionner loolu naan ndeke musicien bi mun na doon un acteur de développement un exemple en référence léegi nag ci référence boobu li jëriñ nit ñi ci ngay jublu nit ñi mun la ciy fekk léegi mun na dem ba ëllëg am benn musicien boo xam ne bi naan man kat ndeke yaakaaroon naa ne booy def musique doo génn taax yi doo génn maanaam da ngay dem Europe da ngay def li da ngay ndeke te musique tu peux être un musicien ou bien une musicienne et di dem ci tool yi di bay du ci yàq dara. Hiro gaina go pulo kam kosam li ma bëgg laay dox heure bu ma neex laay génn wax dëgg yàlla amuñu ci man benn kii boo xamante ne dañ mel ne yemal fii wala la lu ma def neex na leen mais aussi man tamit du ma jéem a abuser seen kaw parce que xam naa ne am na cër boo xamante ne moom la ñu am ci man muy cëru waajur ak doomam ma ne ma gis ne am naa cër ci ñoom ma koy doxal moo tax du ma nangu def yenn yi du ma dox ci lu ñàkk fayda suñu wetee ma fajala soo ma xoolee ma fajala soo ma meree ma fajala soo ma xoolee ma fajala nañu demaat ci mbalax bi parce que mbalax bi yow lii loolu mën nga ko folk Sadia folk waaw ñoo ñu jouer allez grand newoon naa la dinaa la sëyal newoon naa la dinaa la feccal Sadia nag yow moom ferme bi danga cee gañe ndax sa atelier bi dafa neex
parce que yow yaa ngi ñëw toog ak ñaari professionnel yu mag grand Dembel ak grand Ran ñu toog ak yow di la teg ci axe xoolal ma bii mélodie rek mélodie yi ngay génnee sànq ba tey dafa neex yow daal ku la defar am woykat bu mag a mag bi ñu waxtaanee léegi en peut-être 5 minutes rek tu as compris le mbalax te mosuloo ko comprendre dëgg loolu dëgg mbalax nag mooy daaj bi mooy loolu mooy temps fort bi s'il n'est jamais fort dans le mbalax une mesure à 4 temps 1 2 3 4 mbalax rek gii ñun le premier temps du mbalax en général il est faible mooy la ñuy wax daaj boobu moo tax ñun soo demee bitim réew da ngay tubaab bi sax suñuy fecc ils sont à l'envers par rapport à li ñuy joué. Aïssatou xam naa ko bu yàgg je l'ai connu beaucoup plus jeune je la connais comme une battante quoi et je crois que yéen l'histoire c'est pas qu'Aïssatou parce que moom mooy woy wala yooyu mais c'est vous tous parce que yéen ñëpp vous êtes venus là parce que seen ambition moo leen fi indi. léegi Sénégal nag dafa yemul ci Dakar parce que Dakar y a rien là-bas c'est la réalité du Sénégal mooy li nekk ci àll bi su ñëpp gëmoon ñëw def li nekk fii mais pourquoi tout le monde veut habiter à Dakar alors que le reste est vierge te le reste moom lépp a ngi fi xam nga Dakar kenn mënu fa yar nag kenn mënu fa bay te loolu mooy doxal dëkk mais pourquoi ñu bëgg ñëw toog Dakar moo tax bi mu leen gisee yéen ak seen niveau d'instruction ak seen niveau scolaire ak yooyu man sax j'étais un peu ébahi ma ne mais ñii ñu ñëw ci àll bi amul courant ay jaana nga feeg yu kenn xamul parce que vous croyez en quelque chose donc nag maa ngi leen encouragé ci loolu pour que vraiment soo leen génnee fii vraiment mu am lu mu jëriñ ñeneen. mais nag sama gars yi pareeguñu de pareegu ma ak yéen neefere yi yéen a ngi fàttaliku neefere yu tooy mag ñiy xaar Fora xoolal à suivre épisode bii di ñëw bu leen ko tardé. mbokk yi dige bor la waxoon nañ leen ne xale yi dinañ dellu jàkkaarloo ak càmm gi ndax ferme bi ñu jëm Agababu di ngeen leen gis liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a def ci càmm ndax mbay mi nga xam ne mooy mbay mu bees mi mënoo ko def te ne ko sàmmkat bu mag lii lañ leen indiloon ci seen épisode 17 Ferme Factory une production de la Factory. arrosé bay salade bay carotte patate bay ñambi salade kaani tomate balaa nawet di ñëwaat lépp amaat maam dootul xalaat laata taw di sawaat réew mi naa tànge del si amaat ku saganee mbay nga la dee wax xiif dama ñoom maam booy ñu teewal xiin dëgg-dëgg waay metti wul woon nii suuf la ko jox mu dee ci xaar ndox rek ngir yàlla